ko mën a yónnee parti ak coalition de parti yi nga xam ne ñoo nekk en compétition suñ ko deful nag ba nga xam ne ba tey jii ñu nekk nga xam ne on est à 6 jours élection yi 6 jours rek ci def kooku du yoon parce que article L11 bu code électoral moo ne 15 jours avant élection yi war nañ leen koo jox bu ñu leen ko joxul nag jaadu. si c'est le cas Fatou Abdou naka la ñu mën a comprendre loolu ci juróom-benni fan rek des ci élection yi yenn ci pàcc opposition bi ne jotuñu fichier électoral. waaw c'est un problème boo xam ne ça revient Mouhamed xam nga gis nañu fi ngay dem élection législative ñu tegal la parrainage sans pour autant ñu wan la logiciel bi nga xamante ne moom moo lay saytul parrainage boobu ndax baax na wala baaxul. et malheureusement ñi nga xam ne ñoom ñooy opposition comme pouvoir ku ci da ngay accepter aveuglement dem dugg ci parrainage bi te nee nga gisoo le logiciel bu ñu la gàntalee nga door a ñëw taxaw ne war ñooy logiciel bi te logiciel boobu bi ñu la koy wan c'est le dernier moment bi ñu la koy wan mu rejeté la nga ñëw ci fichier électoral boo xamante ne ci li nga xam ne moom moo jëm ci processus bi moo tënk le fichier électoral boo xam ne dañu ko war a wan ñi nga xam ne ñoom ñooy les candidats ñu xam ko bu baax a baax xam kenn ku ci nekk fichier bi nan la doxalee s'ils acceptent nag ñu dem te li nga xam ne moom mooy processus bi wax ne buñ ne élection yi des na fukki fan ak juróom comme ni ko Youssou Dawa waxee ci la ñu war a jot loolu nga xam ne moom mooy fichier électoral bi jotuñu ko ba léegi et que ñoom également ils laissent faire la responsabilité de tous les politiques est engagée aussi parce que am na yoo xam ne bu fekkee sa droit la te nga moom ko da nga koy réclamer ak lu mu la mën a jaral beneen bi nag li muy posé mooy problème mu juge et parti parce que tey ki yor élection yi il est du côté du pouvoir que nga bëgg ko nga bañ ko mooy ki nga xam ne moom mooy Antoine Félix Diome bi nga xam ne dañu ko tabb léegi nag lii moo taxoon bi ñuy réclamer li nga xam ne mooy organisation indépendante nga xam ne moom mooy organiser élection yi mu waroon nekk le combat de toute l'opposition mu jaral leen ko pour ñu am koo xamante ne mooy organiser élection yi te dafay tëddee njaaxaanaay xëy na loolu bu amoon jafe-jafe yi ñu dund koy duñu ko dund ba ñu dem ci élection ay fan rek des te jot ñu ci le fichier électoral. mi ngi noonu jafe-jafe la te yàgg nañ ko fi gis opposition bi jooy ci wàllu fichier électoral Hadj Mansour rawatina jamono ji war nañ ko jot fukki fan ak juróom laata élection yooyu bu ñu sukkandikoo ci expert bi waaye ñenn ñi nee nañ jotuñu si ba léegi. question de responsabilité la goo xam ne nguur gi amal élection yi war na ko moytu. parce que bu fekkee ci début ba léegi dafa am ay cooxe yoo xam ne am na ñu koy dénoncer te mënoo koo weddi. war ngaa fexe ba li des fii ñuy egg ci élection yi mu tegu ci leeraange fiche électorale bi kay yaa xayti mu laa nag ki ci war a jot ku nekk war na cee jot. parce que loolu mooy tax dafa bokk ci li tax ay élection leer. coalition yi compliqué wul fexe nañu ba retaillé ko ba mu nekk juróom-ñett. kon kay ñi ci war a jot nañ ci jot ngir xam nan la ñuy demee ci élection yi. ñoom itam dañuy am ay mandataires dañuy am ñu leen di représenter ci bureau de vote yi. war nañu xam nan lañ cay demee war nañu xam fan la ñuy ciblé war nañu xam parce que bu fekkee amuñu information comme ni mu jaadoo loolu moo tax yenn saa yi ñuy dénoncer ay sàcc ci élection ñuy dénoncer ay élection yu leerul te. nañu moytandiku li amoon ci élection législative yi ñu weesu di amaat. di précipiter di annoncer ay résultats. yoo xamante ni bi leeragul fii ci Dakar précipiter annoncer ay résultats. cette fois-ci mënut a demee noonu. parce que xel yi màggat na. expérience yi màggat na résistance bi gën na dëgër kon ñoom ñi nga xam ñooy amal élection yi diwaan nguur ji ñoo gën a am intérêt pour kenn ku ne ñu wan la lu leer nañ ci élection yi pour ñu def élection yi ci ak leeraange ba ñu def lenn loo xam day tegu ci ak lëndëmte comme bu ñu fàttalikoo élection yi nga xam moom moo fi jiitu woon ñoom itam muy opposition bi nañu def di leen yoon jàppandalal ngir ñu mën a jot fichier boobu est-ce que ñoom dañuy dem jëli ko est-ce que jëli nañu ko ñun ñu leen ko jox loolu itam ay question la yoo xamante ni bii kenn ku nekk na ci gis liy responsabilité am mu taxawee ko ba ëllëg duñ ko mën a joxoñ baaraam pour ñu am élection yu leer. Hadj Mansour yaa ngi koy tudd sànq lu jëm ci wàllug retrait carte électeurs yi jamono ji nag gis nañu ne nit ñi ñu ngi dem di retirer waaye nag bariwuñu lool rawatina ci commission sous préfecture ba nekk ci arrondissement bu Parcelles Assainies président commission ba fa nekk wax na ne juróomi fan képp des ci élection yi waaye nit ñi par tout la ñuy ñëw ngir rek di retirer seen ay carte wax na sax ne li ci gën a yéeme mooy am na ci ay carte yu nga xam ci ñooñ daanaka 2017 ba léegi ña nga ca boobuleeg commission te loole foofu rek askan wi xam ko ngir mën a ñëw retirer seen ay carte reportage bu yaatu la mu ci def moom Fatmata Diop Mamadou Ndoye ci biir sous-préfecture bu Parcelles Assainies amul benn rush wala sax ab engouement ngir ñi ngi ñëw di récupérer seen ay carte électeur ci biir commission bu nu mel distribution bi non amul benn engouement parce que kenn pratiquement yenn saa yi di nga toog toute une journée ay 5 cartes ngay joxe 10 cartes maximum ils viennent au compte-gouttes par benn yaa ngi nii
bi nga fi toogee ba léegi gisoo kenn ko dugg si jël si kartam te on est à 2-3 jours des élections normalement heure bi da nga ko waroon fekk benn rush mais gisoo kenn. en tout cas stade bi mu demee nànk-nànk lay ñëw vraiment nànk-nànk ñëwul bu baax a baax de comme ni mu daan ñëwee d'habitude dañuy ñëw fi fees fi tel ay 20-50 ñëw fees di jël nànk mais actuellement par benn ñooy ñëw di jël seen carte. timide lool fukki carte moom la ñuy joxe par bés ñu sukkandiku ci ñoom ñii. peut-être ay 40 30 par jour. exactement mën na maa wax la ñaata la nag mais quand même soo xoolee xëy na peut-être di nga xam ñaata la. waaw yi daal ñooy ñëw di récupérer ay 2000 2003 2001 ñëw di récupérer waaw les vieux moom peut-être 3 ou 4 vieux nga fiy gis ñu ñëw récupérer. ñàkkum communication nag moom la Dieynaba Cissé daal di njort. man dama yaakaar sama xalaat dama yaakaar ni xëy na nit ñi dañoo yëgul ni carte yi génn na ak yooyu. manque de communication laa yaakaar ni parce que politiciens yi bu ñu sensibiliser woon xëy na seen militant daañu ñëw jël si seen carte yi parce que carte yëpp a disponible. juróomi fan képp des ci élection yi ñu dëgmal mu mel ni nag citoyen yi woon nañ leen ngir ñu daal di récupérer ci seeni ay carte yi nga xamante ne lu ci ëpp 2017 ba tey mu ngay nelaw foofu. Fatmata Diop jërëjëf 13e législature moom faatu na xanaa kay 14e lañu wax waaye dañu def taxaw seetlu ci bile 13e législature naam gis nañu ne législature la nga xamante ni ñu bëri jàpp nañu ne daanaka dara baaxu fa waaye nag majorité bi moom nee na faw def ci ab taxaw seetlu ndax lu toll ci ñaari téeméer ci ay projet de loi daan nañ ko fay voté kon mënuñoo wax ne bilan ba baaxul bu dee sax appréciation opinion nationale bi mooy maanaam ab assemblée wala législature bu nga xamante ni la fay sooxe bari na lool ñu teewlu ci Fatou Abdou Ndiaye. fukk ak ñetteelu assemblée nationale bi ñu génn ba ñu koy door dañu waxoon ne day nekk rupture maanaam wutee ak ba ko jiitu mu doon loo xam ne nag naam am na lu ca manqué waaye it am na ay jéego yoo xam ne pencum ndaw réew mi def na ko ci lu rafet mën nañoo wax ne keroog bu ñu ko tabee ak léegi député yi jot nañoo adopté lu toll ci téeméer juróom-ñaar fukk ak juróomi projet de loi jaar fukk ak juróom-ñaar yi ñu ngi ko adopté ci atum 2017 fanweeri atum 2018 te ñaar fukk yi ak benn atum 2019 ñeent fukk ak juróom benn yi ci atum 2000 fanweer ak ñaari ci atum 2021 ba ci sax fukk ak juróom-ñeent yi ci atum 2022 li nga xam ne nag mooy ay texte de loi yu jógee ci député yi moom bariwul bu nu ko dee xayma dippee ko proposition de loi ci seenu diirub juróomi at yi juróom képp la te ma nga door ci atum 2019 benn atum 2020 benn proposition de loi atum 2021 ñu def benn proposition de loi atum 2022 ñu def ñaari proposition de loi diirub juróomi at yi it assemblée nationale bokk na la ci façon mooy déclaration de politique générale booy lu mën jëwriñ ñi di Mahammed Boun Abdallah Dionne jaaroon na fa juróomi fan ci weeru décembre 2017 delluwaat fa ci atum 2018 ci lu ñeel question d'actualité tey jii ñu bari jàpp ne assemblée nationale am na lu ci ñuul waaye it am na loo xam ne rafet na ca xëy na rek li nga xam ne war nañu ko joyante bokk na ci fexe ba xaajale pouvoir exécutif ak pouvoir législatif lu nu mel nag faaw am ay réformes yoo xamante ne moom mooy tax ba ñu mën koo jëmbal ci fukk ak ñeenteelu assemblée nationale gi ñu jëm. Fatou Abdou Ndiaye ñaari téeméer ci ay projet de loi ñu voté bu ci nekk mën a wala def ab xitalam est-ce que mën doon wax ne assemblée bi ñu génn muy 13e bi lépp ak lajjite la. waaw am na quand même loo xamante ne baax na ci même si nit ñi dañu bëggoon nag bu ñu jógee ci 12e législature bi bu amee 13e législature dafay nekk assemblée nationale boo xam ne day wutee ak bi ko jiitu. li ñu gis ci assemblée nationale bi naam am na ay jéego mais am na timidité maanaam député yi waroon nañu gën a xarañ ndaxte 5 propositions de loi ci diirub juróomi at te ñu tàmbalee ko ci 2019 mu mel ne 2017 ba 2019 dañoo nekk di nelaw loolu peut-être rafetul yeneen yi xam naa di nga ci ñëw ci beneen papier bi jëm ci bilan bi nga xamante ne lëndëm na mais bilan bi rafet bokk na ci li ñu daan amal muy ay déclaration de politique générale question d'actualité yoo xamante ne Emmanuel Diop ni jaar na fa gis nañu ay loi yoo xamante ne également voté nañu ko fa askan wi rafetlu ko donc am na naam lu ci lëndëm loo xamante ne ñu bari ñaawlu nañu ko mais am na loo xam ne quand même mën nañu ko rafetlu ci assemblée nationale bi ñu génn. Hadj Mansour nga jàpp yow ci ak bilan bu positif ci 13e législature bi ñu génn donte ci kanam daañu ñëw léegi ci li nga xam ne mooy bilan bu négatif bi. ma wax ci lu positif. waaw bu dee am na. waaw am na. parce que am na ay benn député. yu bokk sax ci majorité bi. yoo xam ne daan nañu toog di kaasal seen localité. tout à fait di wax bu ñuy voteel ministre yi seen ay budget ni leen sama localité bi ma dëkk soxla na nangam. soxla na nangam
te yàgg nañu ko jàmbat te ba léegi saafara amu ci misaal. honorable député Yaya Diallo bu Tivaouane. coalition Benno Bokk Yaakaar la bokk. mais ñetti at yu tegaloo